bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi dal leen ak jàmm ci seen kanamu télévision Futur Média rawatina seen émission wareef tey nag ñu kontaan lool ma teel leen ko wax ndax ngeen teel a toog jàkkaarloog ñun xam ngeen ne dañoo nekk ci journée internationale de la lutte contre la pneumonie te nag loolu dafay lépp ñëpp c'est l'affaire de tous kon boog toog leen ngeen déglu ci ki nga xam ne mooy docteur Idrissa Demba Ba kon boog bu loolu amee ñu ngi nuyu bu baax a baax kilifa diine yi kilifa aada yi boole ci xalifa généraux yi di leen ziyaara bu baax a baax ñaanal leen yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér. dugg ci hôpitaux yi ñaanal ñi nga xam ne ñooy malades yi waaye bu ñu ñaanalee malades yi itam dina ñaanal itam ñi nga xam ne ñooy médecins yi ndax ñaar ñooñu kenn mënta dem bàyyi sa morom kon ñu ngee ñaan yàlla ci hôpitaux yi yàlla wéral ñëpp te bañ a tëral kenn dugg yi tam ci prison yi di ziyaara ñi nga xam ne ñoo fa toog bokk ak ñoom seen toogaay yooyu di ñaan yàlla rek yàlla nañ ci jëlee yëkkatiku yàlla nay càngaay ci ñoom itam buñ fa jógee lépp loo xam ne rek teg nañ ci loxo yàlla na ci sunu borom roof barke bu baax a baax a baax àdduna moo ni mel demal maa ngi ñëw la moo tax saa su ne ñu ñàkk ku gën ci ñun ku cheroon ci ñun waaye nu ñu koy waxee rek bu sunu borom soxlaa faaw ñun dañuy toog di xaar kon bokk ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne danoo baaxoo woon di ànd ak ñoom te ñu nekk ci njéggal sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk macha allah ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu xëyati ñàkk baay bu gën ci ñun bu baaxoon lool ci ñun macha allah muy suñu papa Abibulaay Farba Ndioum si ñu ngi ñaan yàlla yóbbu ko ci aljana yi gën a kawe di bàyyi ci ajaratu Ndak si di bàyyi ci ajaratu Awa Cheikh madame Jaraaf macha allah ñu ngi ñaan yàlla daal yal na yàlla yërëmal nu ko bu baax a baax a baax ci kanam dañ ci dikkaat ndax suñu papa Abibulaay si moom inspecteur la woon dans l'enseignement Ndoye Bane salaamaaleykum. Eva ñu ngi lay nuyu di nuyu sunu gan gi xam naa di nga ci ñëw di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanu mu yàggal fi lool te wér. amiin ak sunu xalif ba sëriñ Mansour Cissé ginnaaw dañoo nekk nag ci émission boo xam ni. dëgg la daal c'est spécial. sensibilisation la foofu nuyoo bi waaw bu ko defee daal. professeur mën a yaatal bu baax. très bien professeur ñu ngi lay nuyu. am na fi ñu am ay sifflet dañu waroon xool seen dënn yi ndax boobu mooy ñoom toujours ay sifflet la ñu dëkkee salaamaaleykum. ba ñu ngi lay nuyu bu baax. waaleykum salaam soxna Eva maa ngi lay nuyu di la remercier aussi. ci sa invitation bi. ici aussi di nuyu Ndoye Bane ci liggéey bu rafet bi ngeen di def parce que dafa am solo. que ñuy mën a yee askan bi di leen di sensibiliser. di leen jox ay messages yu baax pour que vraiment ñu mën a njëriñoo waaw. donc vraiment di leen encourager et puis mbégte la aussi si man di ñëw fii ci seen plateau bi. tey bu ma doon wax rek nga nattaal ñu luy pneumonie lan nga ñuy tontu. waaw Eva boo waxee lan mooy pneumonie dafa nekk infection mooy maanaam genre jàngoro mooy góom bu nekk ci biir xëtër bi mooy ci dënn bi. donc boo waxee xëtër bi moom mooy poumon bi mooy maanaam li nga xamante ni foofu la. échange air bi di am donc loolu mooy vraiment pneumonie maintenant pneumonie nag lu ci ëpp boo waxee infection rek da ngay xalaat bactérie moo koy joxe mooy microbe en fait microbe bi yëpp am na ci biir microbe bi am na ay bactéries maintenant ci bactéries yi aussi am na ay tur yu bari daal mooy pneumocoque moo tax ñu gën ko woowee pneumonie te boobu mooy vraiment bactérie bu gën a mun a indi pneumonie ci nit ak particulièrement ci xale maintenant aussi boo waxee ci microbe yooyu am na ay virus am na aussi ay parasites am na aussi ak champignon maintenant pneumonie bu ñu gën a sonal mooy vraiment pneumonie yi nga xamante ni bactéries ñoo ko mën a joxe ci tënk daal loolu mooy pneumonie infection la mooy góom boo buggee mën nga wax góom wala jàngoor bu nekk vraiment ci dënn bi ci xëtër bi signes yi dafa xaw a niroog signe asthme wala déedéet waaw boo waxee infection rek ak le plus souvent am nay infection yu chronique wala infection yi nga xamante ni dafay xaw a yàgg mais loolu da ngay xalaat tuberculose. dëgg la mais am nay infection aiguë yi nga xamante ni dañuy ñëw ci 1 semaine wala 10 jours maximum 15 jours pneumonie ci xeetu infection yooyu la bokk. maintenant nag yooyu le plus souvent ay maladies aiguës la yi nga xamante lay dal. ci benn fan ñetti fan ba muy dem ba fukki fan ak juróom donc loolu mooy pneumonie waaye nag boo waxee asthme nag beneen xeetu feebar
feebar bi nga xamante ni feebaru chronique la parce que asthme du poumon bi en tant que tel mooy li nga xamante ni luy yóbbu ngelaw bi ba mu yegg ci biir poumon bi loolu mooy am inflammation loolu mooy asthme. Ce qui fait que ñaari feebar yu wuute la mais donte sax asthmatique mën na am complication bu demee ni pneumonie. Maintenant signes yi nag dañoo wuute. dañoo wuute. waaw. moo tax kon crise d'asthme yi sax bu ñu koy négliger nit war na dem jege benn pneumo mu wax la lii lan moo ci nekk exactement. waaw dëgg la parce que boo waxee asthme aussi dafay am comme ni nga ko waxee nu muy feeñee ci nit. mooy maanaam nit ki di def ay crise d'asthme. mooy maanaam mu jékki-jékki am ay jafe-jafe nooy. mu nekk di xiixat di xëcc ngelaw bi. mu nekk xale nooy bi dafay gaaw dana bi di jóg. ak muy riir wala léeg-léeg sax am na yenn xale yi dañu nekk di sëkkat bu fort. loolu surtout guddi la. wala xaaju guddi wala buy waaja guddi bi di waaj jeex buy waaja bëccëg. ak aussi wala xale bi buy daw wala mu am ngelaw bu fort wala mu soj wala mu am changement de climat loolu mooy crise d'asthme. Très bien. mais asthmatique yi nag aussi am na ay période dañu nekk phase intercritique mooy maanaam diggante ñaari crise dañu mel ni comme dara jotu leen. waaw donc maladie chronique noonu lay mel day feeñ. léeg-léeg mu dal léeg-léeg tamit nga toog ay diir bu yàgg wala ay weer wala ay fan. moom mu ñëwaat maintenant loolu bari na ay façon ci biir xeetu yooyu. maintenant pneumonie nag wuute na ak asthme. d'accord waaw yow pneumo pédiatre nga allergologue noonu la. waaw noonu la très bien. Ndoye Bane ko bëggoon laaj feebar bi lan moo tax mu yàpp xale yi am 3 ans ak mag ñi am 65 ans jëm kaw. suñu sukkandikoo sax ci defe naa ci OMS gis nañ ni li muy faat ci ay xale presque 15% wu xale yi. ci boppam suñu faatoo ci loolee la jóge ci lan moo tax loolu. waaw jërëjëf ci sa laaj bi parce que man xaw ma woon Ndoye Bane dafay def ay recherche bu baax inspecteur la. donc c'est important que vraiment ngeen di joxe ay messages yu jub ay messages yu am. effectivement comme ni nga ko waxee boo waxee pneumonie nag léeg-léeg dañuy xalaat maladie ba nga xamante ni dafay faral di indi ay décès di faat nit. mais ku ma gën a yeb mooy tout tànk yi. ñi nga xamante ni seen at yëggu weesugul juróomi at. ak aussi ñi nga xamante ni seen at yi dem na ba ëpp 65 ans parce que ñooñu. particularité boobu mooy xale bu tuuti amul réserve. en même temps aussi cëram màggagul ñoragul. waaw en même temps aussi xale tout tànk bu amee infection rek boo si teelul jóg rek. facilement dafay def lu ñuy wax ay cas grave complication donc ñun tout le temps. ñi ñuy di wax ay cas grave. waaw ñun dañ koy gis ci xale. parce que lii cas grave la. voilà parce que pneumonie moo koy indi day dem ba nga xamante ni parce que comme dafay jàpp xëtër bi liggéeyam mooy di jël oxygène bi di dugal ko ci yaram bi ak aussi di génne gaz carbonique mooy CO2 bi bu fekkee ni poumon bi am na infection bu demee ba mu law donc échange boobu muy weccoo boobu dafay perturbé wu te loolu bu perturbé wu rek nit ki dafay. manqué oxygène. te muy dëgg. waaw te oxygène xam nga cellules yi mooy cër yi yëpp oxygène la ñuy dundoo donc ce qui fait que pneumonie loolu moo tax mu garaaw. maintenant xale yi tout temps comme ni ma lay expliqué ñoom amuñu réserve seen cër yi dañoo tuuti. donc ce qui fait que bu ñu amee infection bu ñu ci gaawul jóg rek infection bi dafay law te loolu day tax ñu yegg si nga xamante ni dañuy soxla. dafa leen oxygène wala léeg-léeg dafa leen ay machine wala pneumonie bi compliqué wu. te loolu mooy tax sax nit ñi bu ñu teelu jóg rek day indi yeneen problème maintenant comme ni nga ko waxee aussi mag yi. particularité mag xam nga am na at fu ngay toll aussi sa cër yi dañuy. mun wax màgget voilà da ngay dellu xaleel parce que cër yi dañuy xaw a sonn dafa mel ni oto rek. oto bu bees. ak oto bu nga xamante ni dem na ba commencé amortir. aussi mag yi dañu amaat li ñuy wax comorbidité. c'est vrai lu si ëpp dañu am tension. lu si ëpp dañu am diabète. lu si ëpp aussi seen kattan ak seen sur le plan physique seen ak état physique day wàññeeku lu si ëpp aussi dañu am yeneen feebar loolu mooy tax ni ñoom dañu leen di classer si nga xamante ni sujet fragile la. maanaam bu ngeen waxee comorbidité mooy loo xam ne dafay woyofal nit ki. waaw dafay ci benn jàngoro buy ñëw. waaw dafay woyofal nit ki parce que feebar lu demee ni infection wala beneen feebar bu dalee nit. bu dalee nit ki nga xamante ni dara amul beneen feebar chronique. kooku am na kattan. par rapport ak ki nga xamante ni dafa am
beneen feebar bu muy àndaal loolu la ñuy wax comorbidité. et aussi xale yi tout temps aussi lu ci ëpp dañuy am lu ñuy wooye souvent ay problème de malnutrition ak aussi dañuy am yeneen feebar nga xamante ni mën na tax ni vraiment bu ñu amee pneumonie ak particularité yi buñ si teelul jóg rek day indi yeneen jafe-jafe. Baan dégg nañ ne sax xale bu dul nàmpul nàmp bu jaar yoon. dafay def problème day tax mu gaaw a feebar moom lu ne mën na koo daal. docteur Bane nee na xale ñoom ñoo ko wax le lait maternel est irremplaçable loolu la gars yi wax mais symptômes yi lan mooy symptômes yi nga xam ne suñ ko gisee ci xale bi wala ci mag mi rek affaire bi dal na ko. waaw balaa ma fa yegg mooy li nga wax ni daal dafa am solo si allaitement maternel mais xam naa dinañ si ñëwaat. loolu moom vraiment parce que allaitement maternel moom doy baan comme ni nga ko waxee. loolu dafa am solo. parce que boo doon booy seetaan ay émissions yi nga xamante ni surtout sur les animaux. ñu demee ni ay National Geographic wala sax yéen bu ngeen defee ay enquêtes yooyu ngeen di gis xale yi. ngeen di gis animaux yi. bépp animal. mooy mala. ba nga xamante ni bu amee doom. doom bi bu nampul lu si ëpp du dëgër. te du gudd fan. lu si ëpp ci mala yi. waaw parce que loolu da nga koy gis si film yi. parce que namp surtout mooy kii bi nu mu tudd colostrum bi mooy. soow lu njëkk si moom. loolu dafa am lu si nekk. dafa am ay anticorps du ñam bi kese dafa am ay anticorps yu koy dëgëral luy nga xamante dafay renforcer système immunitaire am. day tax ni xale boobu du gaaw a am pneumonie day tax xale boobu du gaaw am aw biir buy daw. moo tax ñun docteurs yi mooy vraiment bi nga xamante ni mooy pilier survie de l'espèce humaine mooy nampal. tant que ñu ngi nampal suñuy doom yi duñu gaaw def infection dañuy dëgër te dañuy màgg normal. vraiment moo tax ñuy def loolu comme recommandation prioritaire. maintenant nag pour delloo si waxu signe pneumonie effectivement. donc signe pneumonie nu muy feeñee ci xale mooy ak ci mag sax surtout mooy jafe-jafe nooy. donc bu amee ku am pneumonie dafay am jafe-jafe nooy parce que système bi perturbé na. deuxième chose lu ci topp moom mooy dafay nekk di sëqat donc sëqat bi nga xamante dafay tegalante sëqat bi di sëqat bi même bu ñu ko joxee ay garab pour arrêter sëqat même ñun sax docteur yi bëgguñu ay antitussif te xale bi day continuer di sëqat même su fekkee jox na yeneen garab. en même temps aussi nga gis xale bi muy kanam bi xaw a changé tuuti. parce que dafay def fièvre. waaw bu nekkee pneumonie bactérien yi souvent day ànd ak fièvre bu nekk ay virus léeg-léeg fièvre bi mun na si manqué. ak beneen signe mooy onk. ba xale bu ñu gisee muy onk rek c'est parce que commencé na sonn loolu signe de gravité la signe de danger la. ñoom Eva naan saatu dënn bi moo rëcc. waaw man de damay wax yooyu sama kër de. waaw alors naan nañ ko dàmp nañ ko. ñu Sénégal ak yóbbu ko ca meer kirij koroj mu koy buddi. effectivement donc yooyu yëpp ay signes la yi nga xamante ni buñ ko gisee ci xale rek nañu gaaw dem kër docteur bu ñu fa demee rek nit ñi nañu examiner xale bi déglu dënn bi ak éventuellement defal ko rajo pour wax ne lii pneumonie la te traitement bi am na ñu defal koy traitement pour mu bañ a law ci yaram bi. léeg-léeg nag. xale yi tout tànk yi lu ñuy xaw a nu mu tudd masqué signes yi mooy da ngay gis xale lu ko dal rek day ànd ak woccu. donc nit ñi woccu bi rek la ñuy gis. dëgg la ak aussi biir bi di daw. xam nañu loolu signes yooyu dafa bokk ci signe pneumonie donte poumon bi moo infecté wu loolu mooy signe jaaree parentéral. donc boo gisee sa doom muy woccu. wala biir bi di daw. en même temps nga gis nooy bi normalul nooy bi di gaaw wala muy onk wala muy sëkkat mu amaal yaram buy tàng. c'est vrai que du gastro-entérite kese loolu souvent ay signe pneumonie la donc loolu bu ñu ñëwee si kër docteur yi docteur yi wax lii pneumonie la donc ñu jël ko en charge. waaw. léegi kon lu ñu ci gën a gaaw tuuti nañu sauver des vies. effectivement. mais dafa am solo parce que ci système dafa am lu ñuy wax organe noble. c'est vrai que cerveau bi mooy yuur bi organe noble la parce que mënoo dund sans yuur mooy xalaat mooy fonctionner lépp am na aussi xol bi mooy cœur bi organe noble la poumon organe noble la ak foie organe noble ak rein aussi donc ñeent ba juróomi organes yooyu sont des organes vitaux mooy yi nga xamante ni pour que nit ki mën a voilà parce que oxygène bi mooy tax lépp système bi di fonctionner donc oxygène bi bu amee perturbation rek donc day feeñ si lu ne
moo tax nit ki bu amee pneumonie buñ si gaawul dem hôpital ñu faj ko ak yooyu lan moo si topp mooy xol bi parce que xol bi day pomper day liggéey bu baax day liggéey trop bu yàggee xol bi tamit dafay retentir si moom te loolu day indi état de choc wala ay yeneen complications. lan moo koy favoriser ak naka la ko nit ki mën a amee. lan moo koy transmettre quoi dama ko wolofal lu koy favoriser. lu koy ak su ko len moo koy indi par exemple ak su ko nit ki naka la ko mën a capter par voie aérienne wala daal naka la. ci promiscuité ak. waaw c'est vrai que boo waxee dafa ci cause pneumonie mun nañu classer deux façons mooy ban jàngoor moo koy indi loolu wax nañ ci sànq mooy microbe la. mooy bactéries yi pneumocoque staphylocoque. deuxième chose am na aussi lu ñuy woowe ay virus yi bëri na ay virus influent virus mooy virus de la grippe ak yooyu am na ay parasites yu koy indi. maintenant am na aussi comme ni nga waxee ay facteurs favorisants. facteur favorisant moom mooy soj yi infection virale xam nga soj lan moo ko indi mooy surtout bu amee changement de climat. loolu xale yi bu leen di bàyyi ñuy foo si biti wala ñu nekk fu sedd facilement ñu soj. deuxième chose aussi mooy lu demee ni pollution. xam nga léegi pollution dafa nekk problème mondial à cause de changement de climat bi day jékki-jékki tàng day jékki-jékki sedd. wala day jékki-jékki ren noonu la tàngee woon. voilà day jékki-jékki. mu am ngelaw donc yooyu yëpp bu amee rek day feeñ ci voie respiratoire yi parce que voie respiratoire bi air bu ñuy nooy moom mooy yegg ba ci biir dënn bi donc qualité air bi dafa am solo ak aussi maintenant mooy pollution intérieure bi da ngay gis ci biir kër yi ñuy taal ay cuuraay ay xetu parfum yu fort mooy ñoom mami Linguère rek loolu yëpp ñëwul nañ ko wax loolu yëpp ci suñuy aada mais loolu yëpp tëj ko xam nga tëju nekk fa di suur di xam nga même boo jegee kër gi sax ak andu cuuraay wax ko ca kaw donc loolu vraiment day tëju andu cuuraay bi ne ci cuuraay bi ne ci saxaar si nekk ci wala xale bi ca boppam am feebar bi dëgg la ñu naan ay raba ko jàpp ki dëmma ko jàpp muur ko sër di ko suur waaw donc yooyu yëpp pollution boobu Eva xale yi affaire boobu garaaw na muur ko sër taal cuuraay naan ay jinne ko jàpp ak ay dëmma ko jàpp ay yu sew la ak yu kenn xamul nag ak feebar bi dafa rax fekk dara raxul si yaayam wala papaam ak cuuraay ji sëriñ bi ngeen yóbbu ñoo ci raxal dëgg la donc yooyu yëpp bokk na si koy favoriser ak aussi xale bi nga xamante ni ak cigarette moom ak façon bu mu mënta doon cigarette bu électronique cigarette buy saxar cigarette bu yëpp loolu moom baaxul dara si nooyukaay bi parce que dafay léegi chicha bii ñu jël rek ne ko las ni boobu dégg naa sax ne teg nañ ci ay daan de léegi yooyu yëpp ay pratiques nuisibles pour la santé parce que OMS sax mu ngi koy woowee vraiment kii épidémie silencieuse c'est-à-dire tueur silencieux c'est-à-dire pneumonie dañ koy wax tueur silencieux la ok donc entre guillemets on peut dire tueur silencieuse mais tueur silencieux la ñuy wax ak aussi pollution dafa bokk ci vraiment li nga xamante ni mun na lor nit ki ndànk tant que sans que nit ki di gis di wax nii pollution moo koy def donc pollution loolu daf koy kii ak aussi beneen mbir moom mooy xale bi nga xamante ni kattanam doyul mu xale bu am problème mu malnutrition mooy maanaam nit ñi bu ñu respecté wul di dem xale yi seen ñàkk ñu leen di posé leen jox ay vitamine A yi wala ñu jox ay zinc yi donc yooyu ñëpp xale yi xiiboon yi pour ñu def pneumonie dafa leen di yomb ak aussi bokk na si aussi xale yu manqué deret mooy anémie donc anémie yi tamit loolu bokk na nga xamante ni dafay néewal nit ki doole. te xanaa toujours dafay dugg ci malnutrition. waaw yooyu yëpp vraiment ñoo xaw a bokk ndey ak baay ak li ngay wax aussi promiscuité bi donc promiscuité nekk fu tëju du fu nga xamante ni nit ñu bëri ñoo fa nekk du ñu aéré ak yooyu yëpp bokk na si ay facteurs yu koy favoriser. donc yooyu yëpp day tax voies respiratoires yi xaw a fragile parce que xale souvent aussi dañu am microbe. ci seen gorge. microbe yooyu souvent dañ fay nekk sans ñu indi benn problème. waaw nit ki il suffit juste que mu am baisse immunité mooy maanaam mu xiiboon wala mu def sax sibiru wala mu am leneen lu ko dal wala mu anémie wu wala xale bi ñu exposé ko ci fumée yu bëri microbe yu fa nekk yoon ñooy profité pour mën a multiplier wu tax law ci yaram bi te indi pneumonie ak conséquences yi. ok docteur am na beneen boo xam ne corona daf ñu ko gën a jàngal ñuy ñaan yàlla bu corona demee sax yàlla buñ ko bàyyi. di raxas sunu loxo yi
parce que itam tilim moom dafay indi bépp xeetu feebar te yéen nañu ko gën a xam. nga wax ci tuuti. waaw loolu moom dafa bokk ci ay lu ñuy wax règle d'hygiène élémentaire. set moom diine aada lépp set li nga xamante ni dafa war a nit. boo mën mooy raxas sa loxo. dëgg raxas sa ndox ak saabu. booy dugg sa kër raxas sa ndox booy génn sa kër raxas sa loxo ak ndox ak saabu. booy lekk bul def ni tukulóor yi rek wala séeréer yi ñoom tant que nekkuñ di añ rek. duñu raxas seen loxo. booy lekk dara sax wala booy jël fruit sax di ko lekk. da ngay raxas sa loxo. parce que ci ñun dogguma la di nga dugg kër Ndoye Bane dina ñëw dugg sa kër boo ko nee demal raxasu. dina daf lay xoolaat mu mere la te yow waruloo dugg ci biir këru nit ki te njëkkaloo dindi sa dàll teg na le ba pare dem raxas saayu loxo. moo tax ñu ci yar la bokk ak ci jaamu yàlla yëf yombul de. ci jaamu ñun koy Sénégal bu dafa doy waar. te lii la Eva laaj ni defe naa ni bokk na ci lu ma ko bëggoon laaj naka lañ ko mën a éviter. mag mi nga ki nga xam ne femme mi nga xam ne ñuy seetaan. te yor ay xale yu ndaw naka la mën a éviter doomam yooyu feebar bi ki nga xam ne mi ngi seetaan te yor yaayam mu am plus de 65 ans. wala mu yor papaam bu am plus de 65 ans naka la mën a éviter feebar bi. waaw pour éviter feebar bi mooy première chose. nit ñi ñu delloo suñuy wax les choses élémentaires delloo si choses élémentaires mooy maanaam li nga xamante ni lépp mën nañ ko def. dëgg la mooy nampal sa doom loolu xale bu namp ba yegg juróomi benn weer. kooku xale dafay am anticorps dafa am ay défense. te xale boobu croissance am day normal. deuxième chose mooy respecter vaccination yi. parce que vaccination tax nañ ñun quantité pneumonie yi ñuy doon gis avant parce que loolu problème bu mag la woon tous les jours da ngay am ay 7-8 enfants buy ñëw xale ñëw am pneumonie ba pneumonie bi compliqué ba ñu koy defal ay raccords yooyu pour génne dëtt bi ba buy def ay pleurésie yi wala ñu leen def ay machines yooyu loolu yëpp wàññeeku na. c'est parce que nit ñi am na ñuy respecter seen vaccination. parce que si biir programme élargi de vaccination bu Sénégal am na fukki ak ñett antigène mooy maanaam luy aar si fukki ak ñett feebar première feebar bi moom mooy tuberculose. dëgg la deuxième bi moom mooy rougeole mooy ngas. parce que xamoon léegi ngas parce que gisatuñ ko. te ngas dafa bokkoon si ay cause pneumonie. xale bu am ngas rek dafay def pneumonie parce que ngas bi day jàpp bët yi day jàpp bakkan bi day jàpp voie respiratoire yëpp. te loolu dafay fragile dafay xaw a xoosu noonu mooy inflammé wu te loolu facilement kooku def infection léegi ngas amatul presque amatul c'est disparu ak aussi poliomyélite yooyu yëpp feebar yooyu mooy. c'est vrai que am na feebar yu ñu déggatul loolu déggatuñ ko ay waaw kwashiorkor si malnutrition la bokk. donc si feebaru kii bi nu mu tudd rougeole malnutrition. ak même pneumonie bi sax pneumocoque boobu voilà. donc pneumocoque mooy germe ba nga microbe ba nga xamante ni moom mooy gën a indi ay cas pneumonie ci xale boobu bokk na ci programme élargi de vaccination. ce qui veut dire que ñun sax avant. ak léegi am na changement. dëgg la parce que xale yi bu ñuy respecter seen vaccination yi quantité pneumonie day wàññeeku. très bien. deuxième beneen microbe moom mooy ay coqueluche yooyu yëpp dafa bokk ci li nga xamante ni dafa daan indi ay infection ci xale ay favoriser pneumonie. ak aussi hémophilus influenzae bi boobu microbe la benn bactérie la buy doon jox pneumonie. buy nga xamante ni en même temps aussi dafay joxe méningite ak yeneen infection. mais boobu méningite mi ngi fii ba tey. waaw te boobu vaccin boobu am bokk na ci vaccin ñuy def xale yi moo tax nit ñi. dëgg la boo leen déglu wax bu leen yóbbu seen doom ñuy vacciné wu. nit yi parce que c'est pour que aw ma ay c'est pas bon affaire yooyu pour man loolu c'est des fausses choses ñun suñu bopp. waaw suñu pratique. ça a beaucoup changé gis nañu cas de pneumonie ñu ngi wàññeeku ak biir buy daw bi sax mooy gastroentérite rotavirus bi mooy xale yi doon am ay diarrhée sévère yooyu yëpp wàññeeku na. très bien loolu vaccination moo ko indi. waaw nga teg sa loxo ci vaccination. waaw parce que lu ñu soxal la ñu ngi nuyu waa Facebook nuyu ñi nga xam ne itam ñu ngi lool ci biir émission bi. kii nee na li ko jaaxal ci vaccination yi mooy bu dee ñiy vacciner dañu jaar ci école ba. te fekk yow vacciné nga sa doom ba pare naka la loolu di demee parce que bu ñu naree jaar ci école yi vacciné xale yëpp te fekk yow defoon nga vaccin wala vaccin yi dañu wute moom daal bëggoon na nga leeralal ko. tuuti yëf bi. waaw laajam boobu dafa am solo donc vaccination bokk na ci vraiment
investissement peu coûteux et le plus rentable en médecine. D'accord. Parce que dafay prévenir des millions de vaccinations, des millions de maladies. Mais léegi y a beaucoup de maladies presque amatul. Corona bi lan moo ñu sonal amuñu vaccin bu ñu amoon vaccin rek. kenn dootul wax waxam. kenn dootul wax waxam parce que dañuy protéger les personnes les plus fragiles. Donc day wàññeeku donc vaccin moom mooy pilier en médecine investissement bu gën a yomb te vaccin bi c'est gratuit boo demee ñu ñàkk sa doom doo fay ñaari dërëm te sa doom dañ koy aar ci fukk ak ñetti feebar te programme élargi de vaccination bu Sénégal ak bu Canada nekkoon naa foofu la jàng naa fa ñun ñu nekk ci ñu programme bi nekkul ci seen programme c'est pour waxal on a un des programmes les plus performants nit ñi bu ñu ragal man ñu may conseil nit ñi nañu yóbbu seen doom dem vacciner wu ci poste de santé yi sax même yu nekk vaccin yu nekk ci poste de santé moo ëpp qualité sax vaccin ñuy jënd léeg-léeg ci pharmacie bi. parce que foofu nga wax am na ko bëgg a xam aussi soo demee ci district de santé yi. vaccin yi taxu ko bare. waaye boo demee en privé. ci clinique yi tout le temps gis nañ ne vaccin yi fa la gën a sakkane. non dafa am deux niveaux. boo waxee programme élargi de vaccination moom mooy programme état yëpp OMS ñoom ñooy xool yan feebar lan mooy priorité. d'accord xam booy def benn affaire c'est gratuit. aussi il faut que nga xam du ma spécialiste de vaccination mais nga xamante ni c'est pour des milliers de personnes nga koy def. de façon quotidienne tous les jours. Bien. Donc loolu il faut que nga def ay priorité moo tax ñu choisir 13 yooyu. ah très bien. maintenant. am na programme bi fu mu yem. am na yeneen vaccin hors programme. waaw vaccin contre fièvre typhoïde. loolu amul pour gouvernement bi pour au niveau santé publique amul intérêt nga vacciner boobu en fait nga jënd ko gratuitement wala nga jël xaalis boobu di jënd vaccin boobu li ngay jël mooy def ko fu nga xamante ni dafay gën a am njëriñ. dégg nañ la donc loolu dafa am solo. doo ci spécialiste waaye li nga wax leer na donc loolu la. mën nañ ko jàpp maintenant par contre ki nga xamante ni bu defee vaccin yi ba ñu def programme ba mu jeex am na yenn vaccin hors programme ku ko mën a jënd yokk ko si loolu ay option la rek dafa mel ni nga jënd je sais pas oto. si oto bi am na fonction yëpp mais boo buggee oto bi mu am mu gën a je sais pas am yeneen fonction loolu ay option la. donc pour tontu kooku rek wax ko il faut mu dalal xelam. si programme bi am na mais aussi am na ay campagne de genre rattrapage la. très bien parce que bu amee par exemple épidémie polio wala beneen feebar si sous-région bi. Sénégal du xaar ba mu yegg fi. lan la ñuy def mooy def ay campagne de masse. très bien moom xam nga Mangoog ma dem de. ci régie bi Mangoog pour ñi ñuy seetaan mën ngeen a woote ci 88 628 22 22 88 628 04 05 programme bii ngeen gis nag ministère de la santé ànd ak ay sponsoram ñu ci mel ni Intra Henting noonu la. ñoo ñu ci gunge macha allah tey nag di journée mondiale de la pneumonie professeur wax na ko sànq pneumonie feebar la boo xam ne daanaka ci xëtër yi lay dem jàpp te itam boo ca teelee taxaw daal wax dëgg yàlla dina la defal jàmm. bare na li muy dal suñu ay ndaw bare na lu muy dal suñu ay mag mais fu ngeen nekk nii mën ngeen a woote képp ku ci am rek wax dëgg yàlla loo bëgg a leerlu nga laaj ko professeur ndax ñun du tous les jours lañ fi am professeur Ndoye Bane. dama ko bëggoon laaj naka lañ ko mën a traité naka lañ koy traité pneumonie. waaw traitement pneumonie donc xale bu ñëwee ba ñu posé diagnostic bi. dañ koy defal rajo. bu fekkee ci structure yi nga xamante ni am nañ ay radiographie ñu defal ko rajo. très bien defal koy analyse maintenant ñu xool est-ce que pneumonie simple la. wala pneumonie grave la wala bu pneumonie compliqué wu. donc bu fekkee ni souvent pneumonie simple loolu traitement bi antibiotique simple kese lañ koy jox mooy amoxicilline en tout cas mooy am nay antibiotique docteur yëpp xam nañ ko. ñu faj ko te day wër. bu fekkee nag pneumonie bi nga xamante ni am na ay critères de sévérité nit ki dafa soxla oxygène wala nit ki dafa dem ba nga xamante ni lekkul wala muy woccu ba manqué ndox il faut ñu defal ko ndox bu fekkee nit ki aussi dem na ba système bi quantité oxygène bi muy soxla dafa ëpp defal ko lunette rek doyul ñu defal ko mooy assistance respiratoire. très bien am na ku nekkoon ci ligne bi mais docteur professeur li ngay wax yëpp man maa ngi ne mais kon nit mun nga am gis nga lu jëm ci wàll di ngeen ma ne feebar yëpp la
mais lu jëm ci wàllu dënn mën na grave te doo ko xam. nga toog naan man daal damay sëqat rek ndekete boobu am na lu ne ci yow. mais bien sûr. moo tax ñun nit ñi léeg-léeg du ñuy éviter lu ñuy wax antitussif mooy garab yi nga xamante dafay calmer sëqat parce que sëqat. signe la man gaaw naa ko joxe di docteur. waaw donc loolu signe la surtout si xale. en tout cas dañuy éviter antitussif parce que premier signe boo premier réflexe de défense voie aérienne yi mooy nooyukaay yi lépp lu si dugg lan ngay def da ngay sëqat wala nga tisoli. waaw loolu pour génnee ko. donc boo joxee garab pour calmer loolu. mu toog fa. mu toog fa xale yi. Miandour yow tam déglu. bloqué fa ça il faut le dire à toutes les mamans. donc éviter day sëqat il faut ñu éviter sëqat yi. antitussif. antitussif am nay indication. antitussif mooy garab gu lay tere sëqat. buy tere sëqat voilà ñu wolofal ko garab gu lay tere sëqat. bu lay tere sëqat nañ ko bàyyi nañ ko moytu di ko teel a jox xale bi. waaw parce que sëqat gi ak tissu bi da ngay génne li nekk sa dënn bi. li ca bokkul soo ko joxee garab gi nag day bloqué loolu. day bloqué loolu voilà. parce que yow boo sëqatee. man moo sëqatee damay tufli di day yëg soit ma tufli ko wala ma war na ko mais xale yi mënuñu duñu tufli lépp lu ñu sëqat du génne seen dënn dañ koy wan mais loolu day génne si bu ñuy dem cabinet donc c'est important ñu respecter tout bi. ñu bañ a rek def ay automédication yooyu. balaa ñu joxe antitussif vraiment il faut que ñu dem ba nga xamante ni ñu wax lii tiw irritative la mooy sëqat bi nga xamante ni gisuñ ci benn cause dans ces cas là. ak puis sax am nay indicat à partir de certain âge. lu ci am solo mooy sa doom. ci dënn dafa yaatu. ñu jël téléphone bi. allo. allo salaamaaleykum. allo Eva. allo. allo oui. allo Eva. allo ñu ngi lay dégg. allo ça va bien. ça va bien merci. oui ça va très bien. waaleykum salaam. bisimilah bisimilah. allo ça va bien. ça va bien merci. ça va alhamdulilah ñu ngi lay déglu. ñu ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg Allô? bu baax. allo bu dee da nga am télé nga wàññi ko ñu ngi lay dégg bu baax. wàññi naa ko kay. ayca ñu ngi lay dégg. allo. allo. je voulais participer à l'émission. allez-y allez-y. l'antenne est à Allô? vous. dégguñu. allo Eva. oui allô monsieur. Très bien, nous vous entendons très bien. Oh, bien dommage, moom dem na peut-être qu'il avait des questions à poser à docteur qui est là. Docteur am na keneen kuy laajte nee na nga ñëw ci sëqët yi. parce que gis na ne sëqët yi sax dañu wuute ndax kii day sëqët mu wow koŋ kii sëqët mu génnee yeneen ak yeneen. ndax yooyu yëpp ñoo la ñu war a jox rek anti naka tussif lan nu ngeen koy waxee. antitussif mooy luy bloqué wala luy nga xamante tere nit ki di sëkkat mais maanaam ñu mën a jàppee sëkkat mooy signe la rek. lépp li nga xamante ni dal na sa nooyukaay yi. nooyukaay yi pour ñu réagir mooy loolu premier mécanisme de défense la. waaw day tax ni sëkkat bi day tax microbe yi ak yooyu yëpp di génn moo tax sax bu ñuy wax corona bi lan la ñuy wax nit ñi lu ñuy def. sol masque. waaw parce que sol masque bi boo sëkkatee. moom day génne. la fa nekk donc logiquement sëkkat signe la bu nit ki di sëkkat am na lu ko war a muy sëkkat donc noonu lañ ko war a jàppee. mooy éviter traitement symptomatique. buy sëkkat am ay jafe-jafe nooy wala am leen lu muy àndal dañu xool est-ce que pneumonie la est-ce que bronchiolite la am na yeneen est-ce que bronchite la. est-ce que asthme la wala est-ce que allergie la sax wala léeg-léeg sax sëkkat sax mën na nekk feebaru cardiaque sëkkat xool waaw mën na nekk signe wu insuffisance cardiaque donc sëkkat signe la comme fièvre mooy yaram di tàng nit ki di tàng loolu dañ ko war a analyser xool lan la ak balaa ñuy joxe un traitement comme ça à l'aveugle waaw très bien Ndoye Bane c'est vrai wax ji ju am solo la te puis ginnaaw da ngeen ni journée la journée mondiale de la mondiale la ba yan stratégie yu bees ngeen teg pour xeex mbir mi sur le plan national. waaw jërëjëf ci sa laaj bi parce que pneumonie boo xoolee adduna bi yëpp. chaque année dañu am plus de 130 millions de cas de pneumonie ci adduna bi yëpp. 130 xam nga loolu dafa bari boo jëlee
cas yooyu yu si ëpp surtout si pays yi nga xamante ni seen doole dafa xaw a yem mooy voilà deuxième chose aussi pneumonie chaque année dafay faat 800 000 enfants dafay faat 800 000 li ñu koy waxee si wolof 800 000 mooy ñeente junni téeméer du noonu 800 000 xam nga bëri na 800 daal xam naa ne juróom-ñetti junni voilà yooyu donc si adduna bi yëpp xam naa ne milliard dana nu ree te loolu est-ce que du juróom-ñetti fukki junni juróom-ñetti fukki junni waaw defe naa ne loolu la de mi yaa xamul dara maa xam lépp juróom-ñetti fukki junni waaw juróom-ñetti si adduna bi yëpp te boo classé comme ni nga waxee cause parce que OMS nga génne ay statistiques ci adduna bi yëpp xale yu nga xamante ni seen at yeggul 5 ans ñoom ñooy priorité de santé ak jigéen yi wër dëgg la parce que ñooñu ñooy gën a mën a faatu te boo defee classement numéro 1 pneumonie mooy jiitu pneumonie mii ñuy waxtaanee tey pneumonie mi ñuy waxtaane bu ko kenn xeeb waaw numéro 2 moom mooy jaare yi mooy biir yu daw après ay palu ak yooyu yëpp tegu si maintenant si yooyu boo jëlee juste prématurité mooy liir yi nga xamante ni ñu amagul 1 an ñu ëpp mais boo leen génnee rek waaw lépp pneumonie moo jiitu donc ce qui veut dire priorité de santé publique la dëgg la donc ce qui fait que am na stratégie yu bëri li nga xamante ni OMS teg na ko en place boo waxee OMS rek mooy état yëpp mooy mbootaay bi nga xamante ni expert Sénégal yëpp ñu ngi fa Sénégal ak dëkk yëpp ñoom ñooy dajaloo wut ay stratégie am na stratégie de lutte contre la pneumonie et de la diarrhée maintenant diarrhée bi moom moo gën a feeñ moo tax nit ñi jox ay SRO ay zinc yooyu dëgg la mais bu pneumonie bi première chose moom mooy vaccination bi fexe nañu ba vaccination bi dugg na ci programme bi donc loolu depuis presque 2013 vaccin bi dugg na parce que vaccin bu cher la tax na kaaw pneumonie wàññeeku. tey est-ce que dana neex Ndoye Bane rek wala Awa wala Mami wala keneen ñu toog ni dañuy dem def vaccin wu pneumonie. non vaccin pneumonie. ci xale yi moom loolu obligation la obligatoire la. d'accord en fait mënum wax obligation la mais parce que c'est un mot très fort mais nit ki daal wareef c'est obligé. comme c'est dem si wareef obligation rek. waaw en tout cas bu fekkee ne day tax ñu sauver suñu ay doom. man moom dañ leen di obligé. man moom personnellement on veut que les gens soient tous vaccinés. dëgg la parce que xam nga si médecine. am na ay maladies évitables. duñ ko waxee si wolof mooy maladie yi nga xamante ni yu ñu mën a daw waaw ndax solution am na ba noppi. waaw dëgg la pneumonie loolu la si bokk na si ay nu mu tudd tétanos bokk na si. waaw ay méningite ak hépatite bu Ndoye Bane doon wax yooyu c'est des maladies évitables parce que am na vaccin bu efficace. très bien donc nit ñi bu ñu vacciner seen doom rek. du waxuma la pneumonie sax ay feebar yu bëri. comme ay ŋaas ak yooyu yëpp dina wàññeeku bu baax dina disparaître. dëgg la. donc am na programme mooy voilà ak allaitement bi promotion allaitement moo tax ñuy insister foo gis pédiatre foo gis gynécologue ñëpp vaccin mooy allaitement bi te déggoon nañ fii ci ñoom docteur Soukeyna ñu ngi nuyu bu baax ñoom Massamba Thioro Sall ndax ñoom itam waa ministère lañu booy sax nampal doom dafa am posture bu muy war a toog ndax mag sax bu dee lekk sax kuddu bi am nu mu toogee lekk ba du neex ci moom kon nañu ci bàyyi xel bu baax téye xale bi xool ko ci bët def ko mu nekk ci posture bu baax nga jox ko ween bi te mu bañ di yóotu ween bi nga jox ko dëgg la waaw c'est important waaw yow xam nga yaay ji mooy waxa sama yaay a ngi ree ndax dama dugg hôpital ànd ak moom fële ca Gaspard Camara fekk kuy jox doomam mu nàmp mu ne buggul ween bi booba nag man ñoom docteur ak ma wër jàngal ma ma ne ko déedéet yow ni nga ko joxee ween bi du noonu sama yaay ne ma waaye yow loo ci xam ma ne ko noppi rek ba ma ko jëlee jox ko ween bi effectivement l'enfant a tété ci saa si dafa jël ween bi bu baax waaw am nay position yi nga xamante ni kuy nàmpal position boobu nga war adapté loolu la ñuy jàngal étudiants yi loolu la ñuy jàngal infirmiers yi loolu la ñuy jàngal sax ñi nga xamante ni dañuy accoucher ci maternité yi mooy da nga war a nekk toogaay bu normal nga bañ a sëgg bopp bi nekk fii si coude bi voilà ak aussi nga mën a téy sa ween sol ko waaw di ko jàppale waaw donc loolu c'est important allaitement maternel bi bu si topp mooy li ñuy woowee vitamine A bi ñu ñuy tokkal
mooy ñi nga xamante léeg-léeg ñu dem ci école yi wala ñu dem ci xale bu ñëw vacciné ñu tokkal ko. loolu def ci am solo. loolu day wàññi prévalence pneumonie. très bien am na ku nekk ci ligne bi madame Dou allo allo. très bien kooku tam coupé na gars yi ñu ngi buuxante pour dugg mais xam naa déglu bi sax moo ëpp parce que émission dinay demee noonu ñëpp bëgg a déglu bañ wootee donc wax naa allaitement wax nañu wàllu vaccination bi loolu moom li nga waxee amul négociation. waaw buñ ko négocier impérativement parce que dara gënul métti nga gis xale mu def méningite à pneumocoque parce que microbe buy indi pneumonie bi mooy bu gën a siiw bi moom day joxe méningite aussi te méningite xale bi dafay say dafay crise te loolu sax mën na dem ba am ay problème hydrocéphalie. boo paree léeg-léeg mu bàyyi séquelles kooku du mën a nekk journaliste du mën a jàng comme Ndeye Bane du mën a présenter émission mel. c'est vrai du mën a def médecine. te loolu nañ comme ni ñu wax maladie évitable par la vaccination. donc nit ñi nañu xam ni programme bi lu am solo la. tax nañu ba mortalité infanto-juvénile wàcc bu baax parce que ay dafa élevé woon mais vaccination bu ñu ko nit ñi commencé respecté bu baax maaleykum salaam waaleykum merci professeur allo allo na ngeen def allo allo tata Eva naam allo oui ñu ngi leen di déglu bu baax nekk ñu ngi sant yàlla alhamdulilah ñu ngi ci bëggoon a dugg ci émission bi. waaw ñu ngi ci journée mondiale pneumonie. macha allah te li ngeen di wax am na solo trop. dëgg la. waaw na man mi tamit sama mi di woote en même temps loolu daf may sonal trop. moom dem na. professeur daal tey bu dee am na lu ñuy gën a taxaw dañuy fàttali nit ñi ne ñu ngi ci journée mondiale pneumonie. professeur wax na ko feebar la bu mën a ñàkk te itam bu xale bi feebaree mën na ko indil yeneen complication li koy dindi itam bokk na rek ci ñuy teel a vacciner suñuy doom topp vaccination yooyu léegi bu dee Eva dafa nekk di la déglu mu ne professeur wax na waaye man raté woon naa ay vaccin yoo xam ne dama ko waroon defaral sama doom ndax moom mun na jóg rek dem ci district yi dem expliquer leen kaawam loolu il faut mu def ko parce que bu ko defee rek am na calendrier de rattrapage très bien loo gis yëpp vaccination am na ay rattrapage carnet ba su carnet ba réeree na bu carnet bi réeree lu ci ëpp bu fekkee ne vacciné wu na waaw bu ñu demee et puis comme li nga wax dafa am solo mooy denc sa carnet de vaccination waaw loolu moom dafa am solo mu ne la xale bi gëj na vacciné wu bi mu amee 9 mois waaw par exemple bu waxee loolu nga xam dinañu xam yan vaccin la jotagum def ak yan vaccin la jotagul def dëgg la pour que ñu mun a adapté calendrier bi pour defal ko kiiwu rattrapage très bien maintenant si donc ñëpp d'accord nañ ci maladie évitable yi li nga xamante ni boo ñàkkee sa doom du ko am c'est vraiment ak fièvre jaune yooyu yëpp presque disparaître maladie évitable la léegi bu ñu jógee ci biir programme bi toujours am na lu ñuy wax xale bu nga xam ne dafa am gastro-entérite mooy biir buy daw le fait ñu leen di jox zinc loolu yëpp day tax ni système immunitaire am ma jëlaat ki ci ligne bi ba waaw xam jëlal allo salaamaaleykum très bien kooku tam dem na donc zinc yi yooyu yëpp dafa am solo parce que dafay restituer système immunitaire bi day tax aussi xale yi duñu néewi doole waaw donc bu ñu néewi doole rek duñu gaaw def pneumonie ak aussi booy dem di yóbbu sa doom ci vaccination bi dañ koy peser buñ ko peser ñu wax ne dafa am malnutrition lan la ñuy def mooy malnutrition modérée dañuy jéem a rattraper ñu wax la sa doom da nga war a changer lu muy lekk da nga war a jox ay ferñeent yooyu yëpp c'est important que nit ñi xam. am na benn papa bu fi toog de moo dàq yóbbu xale hôpital ak école ñu bàyyee la kàddu gi encore et puis Ndoye Bane loolu tam nañ ci sensibiliser papa yi war nañu am tuuti temps pour gunge yaay yi c'est important Ndoye Bane man moom waaw ndeysaan man mooy samay doom moom dëgg la maa leen da nga leen di sensibiliser c'est ça ñu gën ci bàyyi xel parce que xam nga jigéen ñi soo leen bàyyeeg sa doom yi nit moom ay jàmbaar lañ wax dëgg yàlla waaw mais papa dafa war a am doom jotu doomam dëgg la macha ak allah heure bu mu mënti doon yóbbu ko hôpital taxawu ci parce que jigéen ñi dañoo bari bagage ak ma xam li ngay wax
waaw dañoo bari bagage soo bëggee nag soo demee ba màgget sa doom yi nga doon yóbbu di la yóbbu del yóbbu say doom jamono ji c'est important soo bëggee demee ba màgget dëgg la ñu lay weer ak a weri sa doom yi tey jii ñu lay yóbbu hôpital di la toppatoo day leen taxawu maintenant mi suñu feebaree guddi gi mu jaral la nga yàq say nelaw fanaan ak ñoom hôpital wala clinique dëgg la jaar fa nga war a jaay taxawu leen ba ñu wér ba ñu wér pépp mën a jàngi normal comme seen ay morom waaye sa doom feebar nga bàyyi kook sa yaay so da si yaayam ñëwee jox la ordonnance nga sànni ko loolu daal papa ju responsable du ko def très bien voilà pareeguloo am na ñaari papa yu réagir nee nañu wax nga dëgg àggaleen non c'est xoolal soo demee hôpital jigéen ñi rek nga fay fekk hôpital boo mënti dem jigéen ñi nga fay fekk suñ fa indiwul seen papa seen jëkkër lañ fa indi gis leen fa benn góor buy fanaan hôpital ndax jabaram c'est rare benn góor buy fanaan hôpital ndax yaayam bariwul néew ma amul nag mais bariwul parce que soo demee hôpital ay mère rek nga fay fekk ak ay ñu jaaxle ndeysaan des fois duñu am sax garab gu njëriñ mi ngi gis man buntu rajo bi da ngay gis mère bu fi ñëw wala jeeg bu fi ñëw indi ay garab lii lan samay doom ana seen papa nee na du ko jënd ba nga xamante sa doom yi suñu feebaree doo leen yóbbu hôpital suñu la joxe ordonnance doo ko jënd kon nga bàyyi jur dëgg la c'est ça parce que xale yi néewuñu ñaanuñu yàlla pour nga jur leen yow yàlla da leen wàcce pour yow su ñu juree nga toppatoo leen li ma la bëgg a laaj mooy ci seen stratégie yu bees yi ngeen war a def si à l'intérieur du pays dama gis ngeen choisir ci ñetti région Dakar Thiès Kolda Médina Yoro Foulah lan moo tax ngeen choisir dëkk yooyu waaw merci si loolu la sax laa doon jublu mooy am na lu ñu wax benn initiative bu ñu woy sprint mooy sprint benn initiative la bi nga xamante ni si Afrique ñaari dëkk la ñu choisir mooy Sénégal ak Ghana donc projet bi lu ko tax jóg mooy spécialement pneumonie mooy wàññi kaaw pneumonie mooy aussi améliorer wu prise en charge pneumonie donc ce qui fait que dañoo choisir ñetti région Kolda ak Thiès ak Dakar loolu projet la ba nga xamante ni bu demee ba pare 2 ans la balaa muy jeex bu fi yeneen financement yi amee dañu jéem a lawal ko ci Sénégal dëkk bi yëpp. mais lu tax ngeen choisir ñoom sondage la non waaw particularité yi mooy boo xoolee Kolda zone bu éloignée la zone bu sori la te aussi zone Kolda aussi xam nga dafa sori Dakar dafa sori capitale en même temps aussi zone bu enclavé la c'est important aussi zone yooyu ñu mën a def ci initiative bi pour nu mën ci jàngat. pour mën a xam est-ce que initiative stratégie moom mooy def à leur disposition mooy antibiotique mooy amoxicilline pour képp nga xamante ni am na pneumonie ñu mën ko faj rapidement ak aussi centre de santé yu fa nekk yëpp ba poste de santé ñu jox leen oxygène pour que xale ak feebar mu la mënta daal waaw boo soxlee oxygène bi mun a nekk sur place ñu utiliser ko balaa ñuy décider di mun a transférer wala kii donc loolu dafa am solo deuxième chose aussi nañu former région yëpp du loolu projet bi ci ñetti région yi rek mais commencement la formation en termes d'urgence ci région yi yëpp parce que dañuy def comme genre coaching am na parce que léegi professeurs yi ak universitaires yëpp dañu décider wu wàcc loolu ci terrain bi dañ ko doon def sax mais ñu def comme genre système coaching mooy région bu nekk lépp luy urgence en tout cas ci wàllu xale lépp li nga xamante ne mooy soins d'urgence ak yooyu ñu former personnel yooyu ñu jàngal leen du ñuy def di ngeen def ak ay ñoo xam ne dañuy def bénévolat waaw c'est possible mais bon mais c'est surtout personnel de santé infirmiers yi sages-femmes ñoom ñëpp ñu former leen pour mën a évaluer xale facilement ñu xam ne kii dafa am pneumonie lan la ñu war a def pneumonie bu garaaw la dañ koy defal oxygène bu soxlee dañ ko war a yeggali feneen transférer ko ñu transférer ko donc loolu vraiment initiative bu baax la projet ba nga xamante ni commencé na te ñu ngi koy mettre en œuvre te le but mooy à partir de loolu ñu mun ci jàngat lawale ko ci Sénégal yëpp ak aussi yeneen dëkk yi ñu mun ci roy ci Sénégal ni ngeen jëlee Kolda am nañu sax ñoom beneen projet TIMSI waaw am na TIMSI aussi waaw TIMSI ci région de Thiès la effectivement aussi ci région Popenguine je pense. waaw est-ce que lu tax ngeen jël yooyu Médina Yoro Foulah Kolda Thiès Popenguine Dakar Diamniadio lan moom ñetti critère la premier critère moom mooy en termes de cas de pneumonie boo xoolee statistiques yi am na bulletin épidémiologique hebdomadaire waaw
maanaam régulièrement chaque semaine dañuy génne statistique gis nañu Kolda si ay cas yu bëri si la bokk gis nañu région de Thiès gis nañu région de Dakar même région de Matam fu mu bokk aussi am na ay cas de pneumonie mais région yooyu ñoo raw deuxième chose loolu mooy critère premier critère bi deuxième critère bi moo nekkoon aussi en termes de population boo xoolee Thiès ak Dakar aussi population bi fii la gën a kii très bien ak troisième critère bi aussi mooy oui professeur allo oui ñu teg loxo ci Thiès ak Dakar allo oui salaamaaleykum. maaleykum salaam salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah man la nag sa benn soppe laa nag damay leb tur bi nag man France laay woote. dama lay seetaan te dama la sopp bëgg na nag. jërëjëf waaye neex na yàlla lool dafa muuri sama bët nag mais yow rek laa sopp. ah neex na ba dee jërëjëf voilà lépp lu ngeen bëgg ci lu baax it yal na leen ko yàlla defal. amiin ya rabbi guddal seeni fan. amiin ak Mamadou Ndoye Bane ak oustaz An ak oustaz Mor. ndeysaan amiin amiin waaye man daal seen soppe laa moom bëgg naa leen lool. jërëjëf ñu ngi la koy delloo bu baax a baax a baax ah yàlla nag dafa muur. moom dem na ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax Ndoye Bane a ngi la doon laaj ba donc ma troisième dugg ci critère bi projet aussi dafa nekkoon en terme de comment on appelle d'orientation stratégique pour mën a capitaliser boo xoolee Kolda zone bu sori la c'est important que zone yu sori yi ñu mun leen jàppale c'est vrai ñu mun leen renforcer tout à fait ñu mun leen vraiment assister bu baax et aussi boo xoolee Thiès région bu yaatu la te puis Thiès dafa bokk aussi ak nu mu tudd univers xoole hôpital Diamniadio c'est vrai que si région de Dakar la bokk mais hôpital bu mag la dafay polariser Thiès en même temps aussi dafay polariser une partie de Dakar donc moo taxoon aussi raison bu bokk na nga xamante ni ñu ak wala ak Mbour ñoo ñëpp bu ñuy évacuer niveau 3 foofu la ñuy envoyer donc loolu moo tax ñu gën a choisir ñetti région yooyu mais je pense que bu initiative bi bu réussir te foog nañ ne réussir donc dinañu gën a yaatal ci yeneen régions yi aussi du question pneumonie kese déedéet parce que ñun suñu vision mooy xam nga malade bu ñëwee nekkul rek dafa am problème pneumonie kese pneumonie côté bi rek la ñuy xool déedéet bu ñëwee dañu koy saytu ban problème la am est-ce que problème pneumonie kese la bu fekkee dafa amaale anémie wala dafa amaan beneen problème ñu mën ko fa prise en charge bu fekkee vaccination normalul sax ci histoire bi dañuy ko ok yow sa doom bi am na problème mu pneumonie faj nañ ko ba mu wër il faut que nga dem nga continuer sa vaccination bu amee problème anémie aussi c'est la même chose en même temps aussi Sénégal aussi léegi am nañu guide de prise en charge des urgences pédiatriques mooy maanaam am nañu livre fu ñuy sukkandiku pour mën a harmoniser donc loolu vraiment grâce à du ma la bàyyi nga romb anamu non loolu kii la protocole am na ay protocole ci ay protocole am na ci protocole mooy maanaam ni ñuy fajee très bien dégg donc loolu bari loolu c'est pas ay du yombul def d'accord waaw donc bu ñu mën a harmoniser pour que ñun ñu mën a ku am pneumonie ku am palu ku mën a am ku am beneen feebar lépp lu wàllu xale am na livre ba nga xamante ni lépp luy demee ci urgence loolu def nañ ko en place. Baan nga laajal benn téléspectateur koo xam ne ñu ngi nuyu waa Facebook bu baax a baax. nee na moom doomam dafa am 4 ans. il est chétif il est fragile du lekk lu bare te loolu lu ko jaaxal la nee na xale bu fragile la bëggoon na ci torop nga jox ko ci sa xalaat. waaw mais bon c'est vrai que joxewul poids bi parce que aussi am na ñi nga xam ne dañoo sétif léeg-léeg seen poids bi baax na mais lu si am solo rek mooy xale bi bu fekkee ne am na développement bu normal mooy maanaam xale bi xel bi màcc na ak xale bu moromam yëpp lu ñu mun def si wàllu kattan mun na ko def loolu c'est important mais bu fekkee ne daf ko jaaxle day dem consultation bu fa demee rek dañ koy peser bu ñu peser xale xam nañ poids am fu mu war a yem donc dañ koy classer est-ce que poids bi normal na wala est-ce que malnutrition aiguë la malnutrition aiguë sévère wala malnutrition modérée en fonction de loolu nañ ko gën a jox ay conseils pour que vraiment mu mun a am day mel ni tey maak Amina Poté rek bu ñu demee dañuy ne ñu delluwaat gannaaw nu ñu wàññikuwaat Aminata ñu ngi koy nuyu allo oui salaamaaleykum waaleykum salaam Tata, j'aimerais poser une question au docteur qui est juste à côté. dama bëggoon rek mu wax ma ce qu'il pense des vaccinations si possible.
Très bien. Qu'est-ce qu'il pense des vaccinations? Allô? Allô, oui. Je vous écoute. wàññi sa télé day déglu télé bi ñu ngi dégluwaat bu Allez-y, on vous écoute. Oui, parce qu'en Diminuez fait, moi, votre je suis en poste groupe. téléviseur. Et parfois, donc j'ai un fils de 8 mois. D'accord. Il y a un carnet, genre il y a des vaccins à respecter. Et à côté, j'entends des gens qui disent que le vaccin est barreau et tout. Vous voyez? Du coup, comme j'ai allumé la télé, que j'ai vu l'émission, je me suis dit que j'allais lui poser la question. Je suis sénégalaise, je suis en France. Effectivement. Merci. Vous m'entendez? Oui, Très on vous bien, entend. et parfaitement. On va vous répondre à votre question. D'accord, merci beaucoup. Bon Une séjour. bonne fin de journée. Bon séjour, bon confinement. waa France de ñu ngi confiné. Oh. Ah, on vous embrasse tous di leen ñaanal. Très bien, professeur. Oui, en tout cas, ce que je peux juste lui dire, Oui. moi, la vaccination, c'est l'une des plus grandes réussites en termes de découverte médicale. D'accord. Vous investissez peu, moi, madame, vous vaccinez des gens, vous achetez les vaccins, vous les vaccinez, Oui. et vous voyez le bénéfice de cet investissement. Moi, madame, la diminution de ces maladies évitables par la vaccination. Résultat palpable. Palpable. Très bien. Dans les pays par exemple boo demee ay France wala yeneen dëkk yi man j'étais au Canada mais pour nga gis pneumonie ba mbukk en fait pneumonie bactérienne yi dafay néew. Dëgg la. C'est parce que les gens sont vaccinés et en même temps aussi ils sont dans des conditions qui sont différentes. Mais vaccination, il ne faut pas écouter ce que les gens vous disent. J'avoue que j'en ai reçu hein. Il jot faut naa que les ñu may gens- laaj ndax vaccin du rendre suñu doom yi stérile. Non. ñu ngi koy Moi, nuyu bu baax. dañuy non. wax rek. Dañuy wax ñu les ngi va- koy les nuyu vaccins laajte là. la. Et puis il faut que les gens sachent que en médecine tout ce qu'on fait lu ñu mën a def ci médecine dañ koy seetu dañ koy gëstu dañ koy gëstuwaat scientifique da ngay poser sa kiiwu recherche da ngay prouver li efficace na da ngay prouver li c'est pas nocif yooyu yëpp dañ koy xool. kon de vivement vaccin wu Covid-19. vaccin Covid-19 bu amoon rek adduna bi ubbeegu waaw confinement bu nekk France wax nga dëgg de. loolu yëpp day jeex. waaw. Donc, tout le monde est dans la course dans les vaccins. c'est que vaccin yi. C'est ñi koy wax. ñii dafa am ñoo xam ne mënuñu ko wax. ñii wax naan ay vaccin yi nangam ak nangam ba ngay xool ki lay wax kay wax kan la. waaw. ah xoolal ki mais dama lay wax nit njaayee laajte de. mais dama ni ki koy Ndax- wax kooku ko wax dañ ko wax mais ki la koy wax kan la toog rek ci réseaux sociaux yi wala toog sa télé vaccin yi nangam foo teg lii ngay wax foo ko teg. gis nga ndoy te kii nii. am na beneen yaay nga buy lo- jooy ndoy baan doguma la question bi faaw ma dugal ko ci xam naa dinañ ñu seetaan kontaan nee nañu docteur na nga teg loxo ci vaccin yi ñuy soxla te léeg-léeg dafay nekk rupture da ngay am ñetti vaccin yoo tegle et malheureusement mu nekk en rupture. léegi nañu delloo rek ci vaccin yi nañu fa test mooy Très bien. vaccination. gis nga benn jour dama nekk hôpital waaw gis benn xale bu def tétanos nii jamono yi il y a 3 ou 4 ans en arrière oui jooy rek moo ma dese woon xale bu am 2 ans mais kooku vacciné wuñ ko ndeysaan te xale bu def tétanos dundam mu ngi nekk ci clopin xotu clopin bët waaw parce que da ngay def crise xale bi du mën a lekk yaram bi day wow comme yàlla pendant presque 21 jours wala ko ëpp te mën na ci décédé subhanallah waaw ay tétanos maternel yooyu yëpp gisatuñ ko en fait wàññeeku na bu baax loolu vaccination moo ko indi maa ngi rappelé wu mooy commencé pédiatrie 2004 bon yàggul peut-être pour certains mais dañ doon am ay cas gastro-entérite mooy xale yi nga xamante ni seen biir day daw balaa ñu yegg hôpital pour ut si dit sax doo ko am parce que tellement dañuy déshydraté xam nga lan moo koy indi benn virus bu ñu wooy gastro-entérite mais vaccin bi mu ngi si programme yi mooy rotavirus mooy toqal boobu ah loolu gisatuñ ko dëgg la léegi rarement dañuy am donc deuxième chose pneumonie sax tous les jours dañu la am ay xale yuy ñëw ay 4 5 6 7 8 cas de pneumonie Amatu leen compliquée mais loolu yëpp bu ngi wàññeeku ñun ñu ngi koy gis de telle sorte que
ay méningite aussi ça diminue loolu ci suñu statistiques yi on le voit. d'accord. hépatite B mu ngi wàññeeku. ak aussi boo xoolee rougeole amatul. poliomyélite ku sa doom am polio mooy lafañ lan nga si mën dara loolu amatul donc nit ñi nañu bañ a ñuy jàkk seen xel. d'accord te ñuy publier internet mooy maanaam fa nga xamante comme marché la rek. ku nekk ça dépend si fa nga bëgg a jënd. ñun kuy dem si internet da ngay dem si revue scientifique yi. da ngay xool li nga xamante ni. très bien lu prouvé la. ñu jël ki ci ligne bi. oui. allo. allo. oui bonjour. 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 salaamaaleykum. waaleykum salaam. man la docteur Ousseynou Badiane. docteur Badiane. oui man maay coordonnateur programme élargi vaccination bu ministère de la santé. ah très bien ubbi nañ la sunu ay antenne. donc maa ngi leen di féliciter di leen gërëm ci émission bi di nuyu sama collègue boobu professeur Ba. merci. dëgg la ci waxtaan bu am solo bi muy waxtaan. ak information yi nga xam ne ñu ngi nekk di ko joxe. très bien. donc c'était juste pour que encourager ko ci li muy def noonu. ensuite aussi confirmer li nga xam ne moom lay wax ci ñàkk yi. parce que je pense que temps yi coow bi bari na. moom mooy le responsable c'est le spécialiste. mooy suñuy wax war nañoo laaj kan mooy wax. dëgg la ak li muy wax fan la ko jëlee. dëgg la. parce que mbirum ñàkk yi comme ni ko professeur waxee je pense que li olof naan weddi gis bokk ci. je pense que loolu la nit ñi war a jiital parce que moom wax na ko. am na ay feebar yu bare yoo xam ne nii ñi ngi nekkoon fii di faagaagal gone yi tey kenn gisatu ko. ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a jeune ñoom ñu gën a jeune ñun ñi am na ñoom ay feebar yoo xam ne sax ñoom dañ koy dégg rek mais ci seen pratique dootuñu ko gis. donc loolu dara indiwu ko. dul ñàkk yi nga xam ne ñu ngi koy ñàkk xale yi. dëgg la donc gis nañu aussi mortalité infantile bi ni mu wàcce Sénégal. li ci ëpp ci contribution bi nga xam ne moo tax mu wàcc defe naa ne ñëpp d'accord nañ ne ñàkk yi la. comme ni mu ko waxee tamit ñàkk yi au niveau international mondial ñëpp reconnaître nañ que mooy intervention santé publique bi nga xam ne. moo gën a efficace. dëgg la parce que ni ko olof di waxee fagu moo gën faju. dëgg la donc feebaru xale yooyu yëpp lim na ci ngas lim na ci polio pneumonie ay xureet ay njàmbataan ay diphtérie lu mel ni tétanos néonatal yooyu yëpp ñu bari médecins yu bari léegi dañ koy dégg mais mosuñ ko gis alors que comme ni mu ko waxee nii ñun suñuy temps bi ñuy commencé médecine mu demoon maladie infectieuse dafa amoon pavillon rougeole pavillon boo xam ne pour ñi xale yi ngas li la am pavillon tétanos léegi boo fa demetee presque mën nga fa toog 1 an doo fa gis benn cas. est-ce que donc loolu mu nekk lu am solo donc nit ñi nañu góorgóorlu ci ñàkk xale yi. te bañ a déglu wax yi nga xam ne ñi koy wax en fait teguñu ko fenn. parce que bu ñu teggee ñàkk yi aussi amuñu leen loo xam ne moom la ñu teg à la place. d'autant plus que ñàkk yi am na feebar yu bari aussi yoo xam ne ñàkk yi da koy aar te yooyu amul garab waaw donc su dalee xale amul leen lu ñuy def comme ni nga ko waxee tey. ñi ngi wax naan ñàkk yi Covid beeg yooyu mais actuellement suñu amoon vaccin bu efficace contre Covid ci quelques mois kenn door fi waxati mbirum Covid parce que loolu dina ko jële donc daal ma leen di gërëm di leen encourager. jërëjëf di insister pour que parents yi continuer di ñàkk seen doom yi parce que comme ni ñu koy waxee ñàkk yi droit la. pour xale yi mais devoir la pour seeni parents. parce que xale yi tolluwuñu foo xam ne mën nañoo yóbbu seen i bopp ñu leen di ñàkk. donc parents yi dañoo war a fexe assurer droit boobu pour xale yi. merci pour que ñu mën a màgg ci ay conditions yu normal mën a jël seen réew ëllëg donc jërëjëf. merci jërëjëf docteur Badiane. leeral na lépp leeral na lépp man daal gannaaw xam nga vaccin yi dañu koy gëm sax nag par force ndax li ñu wax rek ne tey ci àdduna bi yëpp bu ñu amoon vaccin wu Covid ngeen gis ne ñëpp jug nañu dox seen ay soxla. dama lay wax sax xam nga vaccin Covid bi. bu ñuy laam-laame temps yi. waaw Europe Union européenne commencé na 300 millions te vaccin bi génnagul. 300 millions de doses. duñ ko dugal ci foofu. bu vaccin bi amoon bu vaccin bu ñuy kii noonu. mooy bu Pfizer ak yooyu. déjà am na ñi nga xamante ni commandé nañu 300 millions pour. teg ko ci table bi teg ko ci table vaccin bi parce que mooy intervention bu gën a efficace je pense que docteur Badiane wax na ko. dañoo nekk ci réew moo xam ne lu neex waay wax. et puis deuxième chose ñu may ko après nga tëje ko. waaw lu neex waay wax. dara du la ci fekk. état bi moo war a jël ay responsabilités képp ku ci toog ci télé
wala ci rajo wala nga toog fenn di wax naan vaccin nangam nangam ñu convoqué les gendarmerie teg la ne lii nga wax ñu foo ko teg soo ko tegul fenn ñu jàppale tëj ci kaso bi ñii c'est des sénégalais juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi jàngi ci dëkk bi ñii sant Ba ñi sant Diallo ñi sant Ndoy ñi sant Baan ñi sant Njaay ñi sant Mbeng dëgg doon ay patriotes est-ce que dinañ nangu ñu jël vaccin di ko vaccin seen population c'est ça il faut nit ñi ni kii génn léegi koo ko déggee xam ne c'est un vrai sénégalais tey jii man est-ce que man tey man mi nga xam ne na Sénégal laa juddoo yaroo Sénégal di nga ma jox posaan ne ma dugal ko fii pour waa Sénégal yëpp dee loolu dañ ko nangu. doo ko nangu amul benn médecin buy nangu lool. médecin bi leen waroon ni médecin vaccin bii baaxul Sénégal ñoom ñoo koy njëkk a dénoncé. kam nañ bàyyi yooyu et puis dafa bari Sénégal dafa bari ay yàqkat. ay nit dañ fiy nekk di liggéey pour Sénégal lu jëm kanam ay nit yu tekkiwul dara il représente rien dans ce pays toog di yàq li nit di liggéey pour lan ñu leen ciy bàyyi donc loolu état bi moo war a jóg jël ci ay responsabilités am ci loolu xam nga fa yow a egg du man eggu fi yàq moo gën a gaaw defar. très bien c'est ça yooyu la ñu war a loolu la ñu war a xeex bu dafa dëkk bi. professeur jërëjëf Ndoye Bane li nga wax lu am solo la macha allah professeur bu ñu doon taxaw ci seen ay projet parce que yéen li ngeen bëgg mooy ñu gis zéro malade boo xam ne dafa am pneumonie loolu moo leen tax a jóg ngeen am projet aussi TIMSI loolu lu ko tax a jóg. waaw loo gis yëpp xam nga système de santé Sénégal je pense que Badiane wax na si. bu ñu desee si xale yi rek mortalité infanto-juvénile mu ngi woon début d'année 1999. mooy 139 pour 1000 naissances vivantes. mooy maanaam 1000 mooy junni xale bu doon juddu téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent dañ doon faatu. def nañu jéego ba chiffre boobu divisé nañu wàññi nañ ko ba 41 mooy ñeent fukk ak benn bu jógee 139 ba 41 xam nga loolu effort bu mag la loolu vaccination comme Ndoye Bane mu waxee si la bokk. d'accord man jour bu ma gis xale bu def tétanos jooy rek moo ma des dama doon jooy. ndeysaan parce que c'est compliqué loolu bu vacciné woon doomam du am tétanos. dëgg la ndeysaan daw na yaram comme tu dis daw na yaram lu ñu mën a éviter. c'est compliqué pour jël xale boobu en charge. nga gis xale def méningite ci microbe ba mu wax hémophilus te loolu xale bu defee méningite ma ne la du mën a toog place Ndoye Bane parce que dafay am complication séquelle dafay tëx wala mu du mën a gis wala mu am séquelle ci bopp bi. wallaay dëgg la. loolu yëpp ñun ci hôpital yi gisatuñ ko. donc ce qui fait que ñun Sénégal def na investissement dans quelque chose bu gën a efficace pour wàññi cas yooyu lan mooy dese mooy yeneen maladies ay tension. très bien ay drépano ay asthme donc foofu la ñu gën a war a mën a duggal xaalis bi. ay cancer ak yooyu. donc loolu day am lu ñuy wax transition épidémiologique commencé na am. transition épidémiologique bi commencé na am parce que yeneen feebar yu bari gisatuñ ko hôpital dañuy xool seen statistiques yi régulièrement te comme Ndoye Bane waxee lépp lu ñuy def ci science lañ ko basé vaccin rotavirus balaa ñu koy duggal ci vaccination Sénégal dañuy def ay saytu dañuy def ay études xam ni rotavirus nii lay tant de xale lay faat chaque année lu koy gastro mooy biir yu daw yi microbe bi moo ko indi démontré ko ba am sérotype boobu yëpp ñu nekk lii il faut ñu duggal ko ci ñu programme te gis nañu résultat yi beneen mbir mooy pneumonie bi. très bien man mu doon dem Canada gis naa ñoom dañ ko doon vacciner depuis longtemps 15 ans en arrière fi amu fi woon mais comme ni ñuy gis ne xale yi di faral di am ay pneumonie yu bari di compliqué yooyu. ñu dem ba def ay études démontrer fii Sénégal pneumonie yi microbe bi moo ko joxe sérotype nii la. te sérotype bi vaccin bi moo gën a baax ci moom moo tax on s'est battu ba am ay preuve du li nga xamante dañ koy jéggaani ni rek déedéet dañ koy démontrer gis nañ ñu koy def feneen dañ koy démontrer fii def ko et puis gis njëriñ ji. très bien donc nañu xam ne lépp lu ñuy def ci démontrer ci base ci démarche scientifique neexul nit ki rek nga nekk professeur wala kii dafa am fi nga war a jaar. dafa am fi nga xamante ni war nga ko teg parce que da ngay génn di dem di prévenir travaux maanaam tâtonneewu leen. déedéet. très bien donc loolu c'est important maintenant. si programme yi ñuy def mooy renforcer programme yi parce que fexe ne ba oxygène yegg ay zones reculées ci poste de santé loolu lu am solo la fexe ba tàggat nit ñi li nga xamante ni ba xàmme xale bu am
problème détresse respiratoire mooy maanaam problème sévère. mun ko jël saturation am xam ni kii dafa soxla oxygène wala soxla oxygène ñu tegal ko oxygène parce que oxygène ci études yi dafa wane ni bu ñuy faral di utiliser oxygène di am accès facilement dafay wàññi 35% de cas de décès liés à la pneumonie. Donc loolu stratégie bu am solo la moo tax ministère bi il faut que ñu insister pour que oxygène bi yegg fu sori mais loolu xaalis la. mais il faut que ñu prouver ko étude bi bu ñu ko defee programme bi def étude ba démontrer ko à partir de ce moment ñu mën ko law. Deuxième chose former nit ñi ba defal leen algorithme mooy maanaam infirmier bi. sage-femme bi wala ñi nga xamante ni ay agent de santé communautaire former leen ba nga xamante xale bu ñëwee ci yow muy sëkkat wala muy def lii ak laa xalaatal pneumonie. D'accord. bu nekkee pneumonie la est-ce que am na signe de gravité mooy maanaam pneumonie bu grave parce que pneumonie bu grave kenn du ko bàyyi ñu koy tardel mooy est-ce que xale bi dafay nekk du wocc lu bari kuy wocc lu bari mënoo ko téye foofu il faut nga yóbbu ko. fa mu war a dem est-ce que xale bi dafay onk wala est-ce que xale bi dafa manque oxygène est-ce que waa xale bi mu tudd dafay crise wala dafa am kii ñu fexe ba lu mu gën a gaaw ñu rawale ko. Très bien. Donc loolu yëpp bokk na ci formation yi ak aussi am une prise en charge beaucoup plus globale mooy nu ñuy fajee xale yi Dakar comme ñu koy defee fii wala comme doom doy baan bu ñëwee ñaanuma ko yàlla mu feebar wala en tout cas bu ñëwee hôpital ñu ngi koy fajee fexe ba xale bi nga xamante ni mu ngi judd mu ngi nekk wetu Kolda je sais pas Mali comment on appelle ça sax fu gën a sori ay Fongolé mi ñu faj ko la même chose. Très bien. Donc loolu mooy tax mortalité bi mun a. est-ce que du looloo tax kon seen te yéen a ngi ci waxtu bi projet kii beneen deuxième projet bi nu mu tuddati. bi ci mooy Timsi waaw est-ce que gis naa ne dafay intervenir sur 60 postes de santé ak 5 centres de santé. waaw après naka ngeen sélectionné tamit centre de santé yi muy. waaw intervenir. waaw parce que Timsi moom projet bu am solo la aussi tamit ci système bi parce que loo gis rek dañuy def benn projet def démontrer. ba xam ne lii intervention bu am solo la bu efficace la parce que Timsi mooy accès oxygène ak aussi évaluation saturation mooy li nga xamante ni sax nit ki est-ce que soxla na oxygène wala soxla oxygène ak fexe aussi oxygène bi bañ a manqué du question rek yóbbu oxygène déedéet xam boo yóbbee machine. waaw machine bi day paat. dëgg la de. machine bi naka lañ ko mën a entretenir nan lañ ko mën a defaree naka bu amee problème comment on va faire loolu yëpp du début à la fin yooyu yëpp ci projet yi la bokk. Donc en tout cas c'est pour wax leen que loolu ay initiative catalytique yi nga xamante dafay indi am na yokkute dafay yokkute ci système bi. te nekkul xale bu am pneumonie kese déedéet bépp xale ku am problème mu nekk cardiaque wala mu nekk beneen problème nga xamante dafa soxla ñu koy oxygéner. wala dafa soxla ñu évaluer ko rapidement pour xam ne kii. soxla na oxygène donc dina ci bénéficier. Mangook professeur waxtu bi dab nañu. dëgg kontaan nañu ci yi nga ñu tegal yépp surtout Evatra dina dellu ci vaccination xale yi nañ leen yóbbu xale yi ñu vacciner leen ni mu ko waxee rek médecine du tâtonnement lu wóor la loo xam ne moo fi nekk science yi wan nañu ko kon nañu yóbbu sunu doom yi ñu vacciner leen ndax bu ñu leen vacciner daañ leen noppal bi jiitu nag vaccination mooy nañu jox xale yi defal leen allaitement exclusif daf ciy am solo parce que day tax xale bi ci boppam feebar yu bëri bu ñu ñëwee wax dëgg yàlla duñu ko laal dana fekk moom mu dëgër ba noppi bu dëgëree ba noppi nga yóbbu ko mu vacciné wu comme ni ko professeur waxee maladie évitable yi kon macha allah xale bi day mucc ci kattanu sunu borom ñu bàyyi la nga tàggatoo. waa di leen remercier surtout si liggéey bu am solo li ngeen di def di leen encourager. merci et puis aussi di leen féliciter parce que mais il faut ma yëgal tonton Ndoye Bane ne moom bi Daba di juddu moo ko assisté maa ngi koy tooñ Daba bi ñuy wax xale yi am difficulté mais macha allah. teg ko ci yoon moo ko ay moromam vraiment. bravo professeur merci. merci et puis nañ am confiance ci système de santé bi. c'est vrai et puis système de santé Sénégal bokk na ci. système de santé bu gën a fort performant. dëgg la et puis aussi système de santé bu nga xamante ni am na formation. te ñi fi nekk comme Ndoye Bane ni mu waxee ay sénégalais lañu. te lépp li nga xamante ni dafay nekk intérêt askan bi seen wàllu wér-gu-yaram. loolu moo tax a jóg. très bien lépp li nga xamante ni dafay gàllankooru wér-gu-yaram nit ak ku mënta doon loolu duñ ci ànd. te ñun en tout cas particulièrement ñun bu ñuy former ak aussi bu ñuy former nit ñi. leen di wax bu fekkee ni kii
ñëw na sa kanam xale la bu nekkoon sa doom ban décision ngay jël comme nooy fajee sa doom noonu nga waree faj doomu jàmbur donc nit ñi nañu vraiment dalal seen xel bu ñu amee lu leen jaaxle wala bu ñu xamante ni am na li ngeen xamante ni leen soxal nañu ñëw dem ko docteur nañu jéem a en tout cas trouver solution par rapport à ça. Très bien. Merci beaucoup. kontaan nañu professeur kontaan nañu professeur Idrissa Ba Idrissa Demba Ba voilà ñu ngi nuyu sa collègue yeneen yëpp macha allah remercier docteur Badiane mi fi woote woon di nuyu ñoom Nafissatou Touré ak ñoom soxna Yacine nuyu itam docteur Ali Badreddine d'accord waaw dañ koy féliciter rek di koy féliciter ñi nga xam ñoo nekk ci programme bi yëpp waa ministère de la santé yëpp di jiital le ministre nu tuddati sama xarit bi Diouf monsieur Abdoulaye Diouf Sarr waaw yal na yéen bi gën a woyof ci résultats yu baax yi nga xam ne moom la ñu am c'est vrai ci année yi lépp mënul matale mais gis naa ni gars yi ñi ngi def ay jéego ndànk par ndànk te sénégalais yi xam ne médecins yi nga xam ne ñoo nekk ci gox-goxaat yi ak comme ñi toog ak professeurs yi ñu ngi mel ni militaire ba nekk frontière di aar Sénégal yow nga nekk Ndakaaru fii ci climatiseur bi xamal ne benn fonctionnaire a nga ca frontière ba takk ba dëgër yor alamam pour aar la yow mi nga xam yaa nekk biir Ndakaaru c'est la même chose ak médecin bi nga xam moo nekk hôpital principal wala hôpital Dantec wala mu nekk ci benn clinique di fajaate dañoo waat di liggéeyal seen réew bu ñu xool du salaire bi rek ñooñu kenn mënu leen a fay médecins yi militaires yi policiers yi gendarmerie sapeur kenn mënu leen a fay parce que seen bakkan lañ tey très bien donc sauver des vies ñoom ñëpp dañuy liggéey pour mën a sauver nit ñi pour nit ñi mën a nekk ci jàmm kon boog bu ay nit takku fële ci àll ba di def seen i vidéo wala di bind rek naan bu leen ñàkkook da leen day dex seen doom yi du nekk góor ak day wàññi njurumeeg dañu bëgg a wàññi di jullit yeeg yu kenn xamul ay wax yu léegi yow li tax li nekk sama portable yëpp nga wax ko tout haut non c'est que damaa xam affaire dañuy wàcc du waaw laaj ci yëpp laaj nañ ma ko xalaat yu tardé yooyu mooy lan ko ci feebarkat laqatu dama lay jox benn anecdote waaw temps yi ni ma balaa may remercier waa Intra Health nañ ma jégal ci publicité bi doon wax Auchan dégage waaw man dama toogoon ci rajo bi daan ni leen yéen a war a dégager déedéet kama ci doon xulool ñu toog ba mu yàgg ci weeru koor gi passé ma daje moom buntu Auchan nga ni ko man ko yow dama laa war a vidéo yow yaa taxaw fii télé yëpp nañ Auchan dégage yow yaa rek sa jabar ak say doom dugg fii loo fi def très bien Aïcha Mago waaw bu ñu waxee juste pour wax leen rek précision ma may la ko vaccination bi bu ñuy def Dakar ñu ko waaw ak vaccin bu ñuy def Fouta waaw ñëpp yem benn la très bien nañu vacciner suñuy doom comme docteur Badiane nu mu ko waxee waaw man daal gannaaw nee nga mën nañu leen éviter feebar yu bëri professeur merci yaak say ñooñ ñu ngi nuyu nag médecin wu Sénégal yëpp di leen encourager nous sommes très fiers de vous yàlla xam na ko ñun li may wax rek bu ñu namm professeur yu yeneen dëkk am nañ fi ay professeur am nañ fi ay médecins yi war am nañ fi ay savants lépp am nañ ko suñu dëkk mais ne xam nga bu nit di def da nga koy wax ne ko affaire bi yow la mu gën a góorgóorlu waaye muy def nga di ko diri di ko delloo gannaaw ça ne facilite pas les choses Mia Ndour ñu ngi lay remercier yow ak sa équipe yëpp di nuyu soxna Fatou Eybi Ndiaye mu Adja Kati Dior Samba macha allah di nuyu itam soxna Daba Habib Sakho sunu xarit boobu di jaale encore une fois famille Abiboulaye Sy Fatba Ndioum ñoom Ndak Sy ñoom Vieux Sy ñoom Lamine Sy wax dëgg yàlla ñoom Julde Awa Cheikh ñu ngi leen di jaale sunu baay bu baax bi nu ñàkk yal na aljana di noflaayam bu baax a baax may remercier nag Bamanan Couture bu ngeen commandé ci soie yi daa ngeen ci jot remercier bu baax a baax Binet Traoré ak Sira Traoré fële ca Malaisie ndax moom itam la ñuy jokkool saa su ne alors bijouterie Rotonde man yéen laa taamu Ndey Ami merci pour la coiffure moom tam ma nga nekk ci 77 648 50 16 jox nañ leen rendez-vous incha allah altine ci kàttanu sunu borom yal na nu yàlla may dégg ak topp